nos plateformes digitales dañuy amati mbégte gu mag a mag rek di ñëwati ci ganu bët set di ci dalal nga xam te mu nekk Adama Mbengue nekk le président de l'action pour les droits humains et l'amitié ñuy am mbégte gu mag a mag ci la nga répondre suñu invitation. Di am contenté di ñëw fekk la fii nii nga xamante ni di la féliciter parce que jeune bu nga xamante ni bu ñu yàggoon suivre la si liggéey bu ngay def nga nekk référence di nuyu tamit ñu nga xamante ñoom nga bokkal mooy sa collègue yu nekk à côté. di nuyu nooyeen bi daal ne ko lekk yi moom nañ ko bàyyil. d'accord Aïcha ñu daal di waxtaan nag ci li nga xam te moom moo sabab invitation bi tey nag xam naa dinañ xaw sax jox ko tuuti ponk bi nga xam te ni soxna Adji da koy laal mu nekk au bout du fil tàmbali ko ak nag li nga xam te moom moo jëm ci wàllum rek meurtre maanaam doomi aadama yi nga xam te nii Afrique la ñuy bàyyeekoo di immigré ji di am ca bitim réew rawatina sax ay sénégalais yoo xam te nii yenn saa yi dañ leen di faat wala jël seen bakkan ca réewi France wala sax réewi États-Unis lañ gën a gis lu ni mel ñu gis sax yéen ngeen def ci ab communiqué mu nga xam te ni yéen a ngi naqarlu di indi ñëw par rapport ak situation yu ni mel tey jii ndax mën nga dellu siwaat ci lu ni mel. waaw d'abord da ñuy permettre ñu jaale ñu nga xamante ni ñoom la seen doom faatu di ko jaale population bi yëpp mu nekk lu nga xamante ni lu déplorable lu nga xam dañ koy nakarlu lu nga xamante ni tamit dina andi ay xalaat yu bëri lu tax parce que tey jii nii da ngay gis ni que les autorités ñoom ñoo war a am devoir bu nga xamante ni ñoom ñooy assurer sécurité des personnes ñu nekk ci dëkk bi ak ñu nekk bitim réew waaye nag lu ñu constaté ci terrain moom mooy leneen lan moom mooy que les Sénégalais de l'extérieur chaque fois dañuy ñëw di yuuxu wàllu parce que duñu gis assistance bu nga xamante ni moom moo war dafay mel ni rek nu ñu koy waxee dafay mel ni que dafa am manque de politique efficace bu nga xamante ni moom moo war a jëm ci seen wàll. d'accord tey da ngay gis ni que dafay am benn doomu bitim réew bu gaañu. bu faatu wala bu gaañuwul sax exemple bu ñu gën a joxe da nga naan je suis un américain nga am benn problème si saa si la autorité américaine di ñëw jege si la. xool la saytu sa problème bu jaree sax ñu jël la foofu noonu nga nekk noonu delloo la sa dëkk ñu def ko waaye nag ñu nekk bitim réew amaana gisuñu loolu. d'accord alors tey jii ci seen i gëstu peut-être ci ñi nga xam tey nii faat nañ leen foofu causes yi war ngeen a am war ngeen a xam lan moo ko waral ci gëstu yi ngeen jot a def yéen lan mooy souvent nekk cause ni ñuy faatee yenn ci sénégalais à l'étranger moo xam France wala États-Unis. waaw bëri na gis nga yi weesu rek moom mooy jeune bu nga xamante ñooñu ko faat feneen di France fan yi ñu weesu rek ñu poignardé ko te mu am 16 ans kooku dañ ko poignardé te affaire rivalité rek la moo ñu mel rek nga ne maa ngi dëkk koñ bi kee nekk beneen koñ mu nekk ñaari koñ yu nga xamante ne bëgguma joxe exemple fii nii ci Sénégal nekk koñ bi ak koñ bee mais mu am benn rivalité bu nga xamante ne koñ ñu pauvre ak ñu riche wala non comme moo ñu mel ne nga ne waaw rivalité moo ñu mel rek exemple laay jox pour bañ a joxe benn koñ nii rek nga ne ñaari tali waxaale Colobane même si amul rivalité exemple rek laay joxe donc loolu moo tax nga ne fii laa dëkk kooku dañoo ñëw jege ko d'après élément yu njëkk a am dañoo ñëw benn jeune moo ñëw jege ko fekk dafa demoon dox yi moo xaritam yi ni muy ñibbisee si la am kenn ku ko intercepté laaj ko fan ngeen jóge mu ne leen fii lañ jóge fan nga dëkk mu ne fii si la jëlee poignardam jam ko keneen ki tamit benn jeune la bu nga xamante ne 24 ans la am Marseille tamit lañ ko faatee yàggul tamit mu am beneen jeune bu nga xamante ne ñooñu ko faat feneen di Brooklyn donc muy cas yu nga xamante ne doo toog benn mois boo xamante ne déggoo benn ndaw sénégalais bu ñu faat extérieur loolu nag mu nekk lu nga xamante ne dafa déplorable dafay nekk ay cas yu nga xamante ne bon xam nga meurtrier nekkul koo xamante dafay ñëw xool benn étiquette mënuñu andi benn thèse xénophobe wax ni que kii nationalité bii la wala kii nationalité bu la waaye nag bu fekkee ni am na nu nga xamante ne am na sa waa réew nu ñu war a taxawee gis nga tey exemple bu may joxe tey da ngay am benn mbokk bu nga xamante ne moo nekk bitim réew lu ñu lay wax mooy bu ñu war a ñëwee sax war a rapatrier benn corps il faut que ñoom ñu cotiser te loolu nag rafetul ci deru Sénégal te mu am ay autorités yu fa nekk ñoo xamante ne am na seen place fi ñu ko war a taxawee ñëw taxawal ces Sénégal de l'extérieur là. d'accord tey suñu économie mais bu ñu waxee dara lii di Sénégal de l'extérieur am nañ ci doole wàllu bu am doole bu am solo donc il faut ñu considérer leen. maintenant comme nu ma ko waxee causes yi bëri na am na ñoo xamante nag dañuy dugg ci yoon yoo xamante ni nekkul yoon yu légal. d'accord dinañ ñëw ci loolu mais tey jii bu ma la déggee ci say kàddu mooy que ne
kilifa yi taxaw gi nga xam ne war nañ ko taxaw seen i doom yi nekk ci bitim réew des na kon da ngay bëgg a avancer que ne rek dafa am genre absence assistance ci kilifa yi nga xam te ne tey jii ñoom ñoo war a teewal sénégalais de l'extérieur yi comme par exemple ministère des affaires étrangères wala sax député yi nga xam te ne léegi am nañ ay député diaspora yi nga xam te ne teg nañ leen fi tey war nañ mën a xool saytu lan moo nekkinu seen i doomi réew yi nga xam te ne ci bitim réew. waaw amaana il semblerait que lu am ci terrain bi lu ñu gis moom mooy sénégalais yu bëri bu ñu amee jafe-jafe fu ñu mujj a tourné woo moom mooy association yu nekk foofu maanaam autorités yi seen place bu ñu war a taxawee duñ ko taxaw comme nu mu waree te or am nañ fa ay député diaspora malheureusement député diaspora yu bëri lu mu leen ñuy dégg fii la ñuy nekk di wax rek duñu wax lu jëm feneen beneen bi mooy lenn muy ambassade yi wala consul yi seen rôle bu ñu war a jouer pleinement dafa des loolu moo tax sax ci communiqué ñoo ñu wax ni que ministère des affaires étrangères bien vrai que am nañ benn secrétaire d'État au droit des Sénégal de l'extérieur xamante ni bon voilà mooy def liggéey mais des na tamit encore une fois waxuma ni dara doxul mais des na lu bëri mais lu ñu wax moom mooy lenn c'est-à-dire que c'est lii di ministère des affaires étrangères war nañ ko renforcement bu nga xamante ni dina ñëw jouer pleinement rôle am moom mooy lan moom mooy d'abord mu dem recenser tous les Sénégalais yu nekk extérieur à 100% c'est un peu utopique mais mu def recensement boobu bu ko defee ba pare nag mu jéem a ñëw présent c'est-à-dire à travers entité mi ñu ñëw nekk foofu noonu ci lieu bi nga xamante ni tey problème bu amee benn Sénégalais bu amee problème ci saa si ñoom ñu ñëw jege ko kon nu ma joxe woon exemple ci américain yi ak yeneen dëkk yi nu ñu koy defee boo amee problème c'est-à-dire ñu am benn poids bu nga xamante ni ñu ngi koy jouer pleinement ba nga xamante ni sur le plan même diplomatique d'abord dañuy respecter te en réalité respect boobu noonu dafa des tey considération bu ñu war a considérer les Sénégalais vivant yu nekk extérieur autorités ñoo ko war a ñu ko jouer pleinement bu ñu ko joué nag pleinement nag foofu noonu la ñuy mën a respecter malheureusement bu nekkee nag joué wuñu ko sénégalais ñu bàyyi leen rek ñoom ñuy jéem a ut ay solutions à travers daayira yu fa nekk à travers yenn association yu fa nekk mais ça pose problème. d'accord yéen à travers votre organisation par rapport ak situation bi am foofu noonu moo nekk sénégalais yi ñu fay faat mais aussi taxawu gi pour rapatriement corps yi nga xam te ne dañ fay faatu ñun bëgg a andi Sénégal est-ce que à part alerte gi ak yëgal askan wi. est-ce que am na yeneen action yoo xam ne yeneen koy dox pour taxaw sénégalais yi nekk foofu noonu. waaw si loolu sax ñooñu si bon du ñu wax sax féliciter mais encourager les antennes yu ñu am à l'extérieur. yu nga xamante ni monsieur Diouf bu nekk feneen di Maroc am nañ yeneen yu nga xamante ni comme le professeur Samba Thiam nga xam souvent moo ñu dem Europe moo ñu dem France di fa nekk di fa liggéeyale nekk un professeur agrégé ñoom ñoo ñu ñëw taxaw sénégalais yi fa nekk te boo ñu koy def sax bien avant ADA la woon. boo ñu ñëwee ak ADA di ko continuer. c'est-à-dire lépp lu nga xamante ni moom mooy d'abord informer c'est-à-dire parce que les Sénégalais de l'extérieur tamit am na ñenn ñu nga xamante ne leen lañ leen blâmer ne leen du ñu dem auprès des autorités. ñun dañu leen pousser ñu dem auprès des autorités pousser tamit ces autorités là ñu jouer pleinement leur rôle loolu mooy un. deuxièmement tout ce qui est information relative ak lu nga xamante ne moom mooy rôle bu ñu war a jouer dañuy ñëw joxe ces informations là parce que am na benn déficit d'information bu am. troisièmement bi nag moom mooy lépp lu nga xamante ne moom mooy comme lu nga wax nga am problème yooyu noonu bu nekkee ñun mënuñu ko lijjanti gis nañ ay association yu fa am doole yu nga xamante ne ay daayira lañ ak yooyu noonu yëpp ñu ñëw orienter la ci loolu. ak yeneen yu nga xamante ni c'est des procédures pour jàppale la bu fekkee ni tu es un demandeur d'asile bëgg a nekk un réfugié et cetera donc am na yu nga xamante ni jéego yi nga xamante ni ñoo ciy jéem a def mais encore une fois comme ni ma wax rek pour ñu respecter ñu il faut que ces autorités là jouent pleinement le rôle. loolu moom daf ci am solo. beneen bi nag pour terminer moom mooy ces Sénégal de l'extérieur tamit il faut ñenn ñi wala ñëpp ñu mën a ñëw xam loi wu dëkk yu ñuy dem. respecter ko tamit loolu tamit am na solo trop. d'accord alors ñu wax ci li nga xam te nag moom moo nekk wàllu immigration clandestine ci ay chiffres yi nga xam te ni jot nañ ko jël mais également ci actualité yi nga xam te ni dégg nañ ko aussi yàggul dara gis nañ ay ndaw yoo xam te ni dañu bëggoon a dem ca réewi tugal ba ca diwaani foog naa Saint-Louis la seen bateau sax yàqu woon ba ñu bëri ñàkk fa seen bakkan lu ni mel rek di feneel que ba tey que ne phénomène wàllu immigration clandestine ba jónni yàlla tey mu ngi am fii ci biir Sénégal rawatina biir Afrique lan moo ci nekk seen taxawaay.
waaw d'abord damay ñëw si yenn chiffres yu mujjee rek. yi nga xamante ni daal nombre de décès yu nga xamante ni recensé nañ ko muy ay chiffres officiels si route Canaries bi. donc yu ñu wax ni dafa doublé par rapport ak l'année passée. chiffres yooyu noonu moo ñu dalee si 785 migrants yu nga xamante ni faatu nañ si dalee janvier ba mois d'août. Contrairement à l'année dernière nga xamante ni 320 la woon. donc foofu noonu rek waaw gis nga ni doublé na carrément. taxawaay bu ñu si am nag bon. te loolu mën nañ jàpp ne sax ay kii la rek mais chiffre exact yi. waaw xam nga loolu moom mooy ñu jël yoonu géej bi. bokkul ak ñu nga xamante ñoo jël yoonu désert bi Agadez bi. ñu jaaree Agadez bi si foofu moom ñu fay dee ñoo ëpp fuuf mais ñooy duñ la mën a compter parce que désert bi moom boo fa faatoo moom kenn fa nekk naan daf lay compter ak yooyu. te désert bi dafa yaatu. alors que géej bi tamit dañuy à peu près rek. waaw xamuñu ñaata nit ñoom ñooy ñëw dugg ci gaal yi. exact donc dañuy à peu près. donc ce qui veut dire que chiffres yi nii dépassé na ko largement. taxawaay nag bu ñuy taxaw bon comme boo ñu créé ADHA ba léegi nii lu jëm ci la migration damay fàttali rek ni la migration fii nii en Afrique d'abord dafa nekk loo xamante c'est intra-africain. c'est-à-dire migration bu ci gën a am doole fii ci Afrique lay xewee. ci biir Afrique. effectivement 85 de la migration % ça se passe à l'intérieur du continent. comme nan. gis nga Sénégal bu ñu nekk nii. dafa nekk benn pays de départ de transit ak de destination. da nga gis ñoo xamante ne dañuy daw làkku seen dëkk ñëw fii nii. n'est-ce pas. donc bu ñu ñëwee fii la ñuy nekk bu ñu fi ñëwee tamit parfois ñu toog fi transiter fi pour jéem a dem vers le nord wala pour jéem a dem yeneen dëkk yi. am na ñoo xamante ne bu ñu fi ñëwee nag dañ fiy ñëw toog fi benn yoon. troisième mooy ñu nga xamante ne ay sénégalais lañ amuñu espoir muy ay ndaw sénégalais amuñu espoir ci dëkk bi te ay enquêtes yu bari firndeel ko ñu jéem a ñëw dem vers le nord. parce que gisuñu fi yoonu tekki fii nii. donc taxawaay nag bu ñu ciy def moom mooy d'abord suñu rôle de veille et d'alerte comme nuñ ko faralee di defee boo ñu ko defee woon sur boo ñu waxoon les menaces qui pèsent sur la jeunesse ma defoon ci benn conférence et tout defoon ci rapport joxe ko ñu ngi ko waroon jox malheureusement l'histoire nous a donné raison parce que 2018 ba mars bi passé gis nañ lu fi xewoon. donc loolu nekk na ci beneen moom mooy lan moom mooy sensibilisation bu ñuy def bu ñuy dem ci gox-goxaat yu nga xamante ne ñoom ñoo gën a sori di dem di waxtaan ak ndaw yi waaye nag ndaw yi mënoo ñëw wax ak ñoom rek. te proposer leen ay solutions yu concrètes. mais par rapport ak solution yooyu noonu peut-être kilifa yi. ñu ngi ciy jéem a béy seen waar gis wax nga léegi événement mars yi. après événement mars yi gis nañ promesse yi le président de la République defoon ci xëyu ndaw ñi donc peut-être. phénomène baa ngi fi mais kilifa yi ñu ngi jéem seen kéemtalaay kàttan pour éradiquer phénomène ñàkkum xëy. waaw xam nga promesse la promesse ak lay am n'est-ce pas waaye ndaw yi lu ñuy xaar moom mooy ay acte dañ leen yàgg promettre. depuis boo ñu juddoo ba léegi wala depuis suñu maam yi nekkoon fi depuis année 60 ba léegi promesse ak la ñu mujj a wéyee. n'est-ce pas. donc ndaw yi fu ñu xaar moom mooy ñu teg ay actions yu concrètes te migration lu ñu si dugal dafa bëri. 2005 ba léegi nii ñooñu fi dégg ay fonds fiduciaires dégg nañ fi plus de 200 milliards et cetera donc fonds yooyu noonu duñ la ko jox nga war a am benn obligation de résultat nga ñëw def loo xamante ne waxuñu defuñu dara de mais lu nga def dafa ndaw par rapport ak yow lu nga wax ni loolu nga war a def wala lu nga xamante ne moom lañ la jox comme moyen nga war ko def. kon su ma la déggee da ngay dëggal li fi njiital Horizon sans frontières waxoon. que ni am na koppar yu bëri ñuy jox. waaw am na koppar peut-être que ci chiffres yi la ñu doon ute tuuti gën ko leeral parce que c'est des rapports officiels yu nga xamante ne ñooñu ko doon wax depuis 2018 2019 boo ñu rendroon public ces rapports là ñun ñooñu ci doon wax boo xoolee ci sa internet. je pense que defoon nga woon sax benn interview par rapport ak loolu ak ñun. ba ñu doon fàttali lii di fonds fiduciaire am nga ay fonds la yu nga xamante ni. xam nga migration doo ñëw rek ne migration dafa am lu nga xamante ne mooy cause lu nga xamante ne moo laalee ci migration yooyu noonu. léegi loolu la Union européenne comprendre moo tax ñoom ñu ñëwoon tëraloon fi ay fonds fiduciaires fonds yooyu noonu nag dafay ñëw aide au développement dina laalee ci éducation et cetera benn exemple rek laa lay jox. am na fonds bu nga xamante ni boo ñu ko joxee woon mu nekk continuité bu fonds fiduciaire yi en 2017 am na fonds bu nga xamante ne dañ ko joxoon suñu état yi. fii Sénégal boo ñu leen ko joxee dañoo ne. comme que njiit yi lu ñuy wax moom mooy ndaw yi ñoo ñu jàng mais lu ñuy jàng c'est pas adéquat. c'est-à-dire offre ak demande dafay am da ngay gis ni dafa am différence bu am solo. léegi nag Union européenne ne leen ok def nañ suñu enquête
mais lu ñuy def moom mooy lenn dañuy jox ay fonds yi nga xamante ni ndaw yi da nga leen ñu dugal ñu am benn formation bu ñu paree seen formation ba pare ñu jox leen ay fonds yi nga xamante ni moom moo lañ accompagner malheureusement en 2019 boo ñu defoon journée internationale 18 autant pour moi de la jeunesse ñooy doon laaj fonds yooyu noonu nan la mujjee pour état bi andi ñu ci ay leeral malheureusement on n'a pas eu de suite lu ñu am suite moom mooy ay jigéen yu nga xamante ni jox nañ leen ay fonds. d'accord te jigéen yooyu noonu peut-être dépassé nañ âge ndaw bi. kon luubal am na ci. bon lu ñu ciy wax daal moom mooy teeyoon na suñu xel trop bu nga xamante ni xaalis bu nga xamante ni c'est destiné à lii ñu ñëw gis leneen voilà teeyoon na suñu xel si lañ waxee ni nañ ñu defaral ay rapports yu nga xamante ni daal moo ñu firndeel ni que lii nii andi na si xaalis bi foofu la jëmee. moo tax sax ñu doon wax ni que de 2005 à aujourd'hui ces structures yi ñu créé nga xamante ni dañoo dem si affaire migration affaire emploi des jeunes affaire éducation. te ñu jot ay koppar yu nga xamante ni Union européenne moo leen koy jox ak yeneen kuréel. ñu ñëw auditer ko. auditer leen bu ñu koy auditer nag am nañ fi ay kuréel yu am solo yu nga xamante ni ñooñu fi am fi njëriñ bu am solo nga xamante ni ñooñu nag bu ñu demee auditer leen bu nañ ñu andi lu leer nekkul genre chasse sorcière c'est plus pour jéem a andi benn leer xool la moo dox lu dox ñu ne baax na. ñu continuer ko lu doxul ñu ne ñu tegee ko feneen mais boo xoolee rapport bu ma doon wax sànq bu fondation Bolt bi moo ñu wax ni que y a pas eu de détournement peut-être bu nga xamante ne am na si mais fu ñu teg si projet yi moom moo jaarul yoon. d'accord c'est-à-dire réalité bu nga xamante ne tey boo amee benn projet tey man ma nekk fii nii Seneweb ma ñëw xaar ba suba ne damay bëgg a créer benn projet boo xamante ni daal man lay arranger man mi nekk Union européenne. mais xooluma réalité bu nga xamante ne socio-politique culturelle et cetera bu dëkk bu nga xamante foofu lañ koy dérouler. mais foofu projet boobu mënul dox mënoo fexe dara ba mu dox beneen bu gën a am solo moom mooy ndaw yi déglu ñu leen comme nu ñu leen war a déglu. d'accord tey boo nekkee da nga feebar bu ñu lay yóbbu hôpital mais yow la médecin bi di ñëw di seetu. wala dafay ñëw xool sa papa la mooy. moom lay consulter malheureusement loolu la ñu gis. ndaw yi non seulement dañoo am benn population bu jeune bu nga xamante ne moyenne bi 19 ans la mu waroon nekk suñu arme 72% de la population la plus active ay ndaw lañ mais malheureusement fu ñu leen war a dégloo ñu leen. sphère de décision boo munti dem doo fa gis ndaw. assemblée bii ñu weesu rek ku nga xamante ne moom mooy représenter ndaw yi bu fa nekk il a fallu que mu am kenn ku ñu ñëw jox benn ministère moom mu mujj ko remplacer mais à part loolu amul. donc yooyu noonu yëpp nekk na ay considération yi nga xamante ni wax nañ daal moom moo tax yii yëpp am te yu si bëri ay saupoudrage rek la dañuy ñëw rek wax ñu non lii gëmloo ñu dara voilà te en réalité duñ ko mës a jëfe Assemblée nationale bi nga tudd léegi daf may permettre ma def benn transition wax ci beneen forme de migration clandestine bu nga xam te ni peut-être ay député ñoo koy orchestré ñu dégg coow li nga xam te am na fi mu dem ci wàllum passeport diplomatique yéen vous êtes indigné si par rapport ak situation bu ni mel. waaw lu ñuy ñaawlu la parce que du honorer Sénégal. comme nu ma doon wax sànq rek si Sénégal de l'extérieur parce que boo xoolee Sénégal sur le plan diplomatique lu ñu war a respecter dëgg. respecté wuñu ko donc bii nii nag bu si ñëwee ba laale si encore. dafay tax ñu gën a delluwaat ginnaaw d'ailleurs sax. am na ñu nga xamante ni mooy ay njiit yu nekk Europe yu si commencé wax France pour être plus exact n'est-ce pas donc yooyu noonu yëpp du ñu honoré en tout cas lu ñuy wax moom mooy lenn alerte bu ñuy lancé mooy lenn moom mooy nañu ñëw def ay enquêtes yu nga xamante ni yu leer lay doon yoo xamante ni du am parloog yooyu confier ko ñu nga xamante ni daal du ñu far fenn te mu bañ a am benn impunité par rapport à ça sanction yi ñu war a jox mu nekk sanction yu exemplaire ba nga xamante ne keneen ku ko war a def du ko defati ak nga assemblée boo fa nekkee suñu kilifa yu bëri ñooñ ko doon wax fan yi rek waxoon nañ ko muy le khalife général des Tidianes wax na ko c'est-à-dire dafa am nu nga xamante ne moom nga war a taxawee sa waa dëkk mooy liggéey bu nga xamante ne moom nga war a def mu nekk benn loo xamante ne lu noble lu nga war a def mais malheureusement bu fekkee nag taxawaay bu nga war a taxawoo ko nga ñëw di taxawee neneen loolu c'est à déplorer. d'accord Mohamed bu fekkee am ngeen question yi ngeen ci sànni rek ngeen.
moo jot a xëy ci fi ñu dooree sànq mu di benn ponk boo xamante ni bu am solo la maanaam les Sénégalais de l'extérieur ñi nga xam ne dañuy ñàkkee foofu la seen bakkan mais pour seen ay mbokk mën a jot ci seen corps benn problème moom mooy posé wu. alors tey jii bu mel ni foofu yéen ñi nga xamante ni yéen a yëngatu ci wàll yi am yenn njàppanal yi ngeen di amal léegi sax dem nañu ba Sénégal yi seen problème exposé tuñ ko ci consulat yi ak yeneen ak yeneen mais tey ban taxawaleen ngeen ci war a mën a abbu bu di formule bu bees la wala beneen programme bu yees bu ngeen di teg lan ngeen war a abbu comme taxawaleen ngir indi ab solution ci loolu parce que métti na lool ci ñenn ci Sénégalais yi. waaw solution yi mooy lu ma waxoon sànq. tey autorités yi ñoom ñoo war a jouer pleinement leur rôle xam nga tey argent du contribuable lañ leen di fay. boo xoolee da ngay gis ay ambassadeurs yu nga xamante ne seen soxna sax dañ leen di fay. n'est-ce pas donc tey bu ñu jëlee 1 franc contribuable di la ko jox da nga war a am rôle bu nga xamante ne moom nga war a jouer ñooñu rafetlu taxawaay bu nga xamante ne association yi ñooñu koy taxaw. mais lu ñaaw la loo xamante ne ça n'honore pas encore une fois le Sénégal autorités yi ñoom ñoo war a jouer pleinement leur rôle bu ñu la ñëw di la jox 1 franc wu contribuable ba pare jouer woo sa rôle sa rôle moom mooy lan tey sénégalais fépp fu mu munti nekk bu amee jafe-jafe même bu ñu waree rapatrier le corps benn corps ñoom ñoo war a ñëw pleinement xool procédure nan lañ koy defee gaaw rapidement ñëw rapatrier corps boobu noonu peut-être ñenn yi nañ wax non charge yi ce sera un peu dafay cher ak yooyu noonu mais pourquoi pas ñu def ko lu tax yenn dëkk yi nga xamante ne bu nekkee ñoom la ñu nga xamante dañ leen respecté naw leen trop pourquoi ñoom bu ñu amee yooyu noonu ñu def ko efficacement pourquoi pas ñun ñu def ko en tout cas daal solution yi ñuy wax encore une fois il faut que ministère encore une fois des affaires étrangères ñu ñëw jouer pleinement leur rôle bu nekkee dañuy renforcer wu ñu gën a renforcer wu bu nekkee ni dañuy war a wax ak ñu nga xamante ne mooy seen ndaw yu nekk ci dëkk yooyu noonu maanaam seen entité yu nekk foofu ñu wax ak ñoom xool nan la ñuy gën a jege les Sénégalais de l'extérieur malheureusement boo demee laajte un Sénégalais de l'extérieur lu mu lay wax moom mooy du sax jéem a dem foofu parce que chaque fois c'est la même chose ngeen yaakaar ne laajul ab mémorandum wala ab lettre boo xam ne nii programme bu yees bu ngeen di fas yéene càmbar la yéen jébbal ko ci ministère des affaires étrangères wala lu mu bon xam nga yàgg na am loolu lu ngay wax nii yàgg na am ay kuréel yu bëri ñëw nañ toog xalaat wala ay borom xam-xam yu bëri ñëw toog xalaat ñëw joxe mais chaque fois leen la ñuy gis papier yi nga xam ne dañ koy ranger ci tiroir yi te loolu ne moo nekkul yoon tey bu nekkee solution exemple rek laa lay jox Afrique fii nii ñu bëri dañuy ñëw jóge seen dëkk ñëw fii nii jël suñu papier yi nga xamante ne def nañ ko ba pare ñëw doxalee ko seen dëkk solution yi moo ñu fi de ñëw woowaat ñëw daje ci benn place bu luxueux et tout moom moo jaratul au fait da ngay yàq passer des millions pour rien alors que millions yooyu noonu am na feneen fu muy servir dañoo nekk ci temps boo xamante ni période d'action la war a doon nekkul période bu nga xamante da ngay woo benn colloque gars yi ñëw nga fare seen billet seen hôtel et cetera action la ñëpp di laaj muy ndaw yi muy Sénégal de l'extérieur muy keneen ak keneen. merci d'accord merci beaucoup manuma ñàkk a jox aji tey kàddu gi parce que moom moo fi toogal waa diaspora bi sujet bi lu ci bari na ko laal donc madame diaspora donc monsieur Mbengue mu ngi noonu. waaw monsieur Mbengue ñu ngi lay nuyu ci plateau bi man nag damay des fi Babacar nekkoon mooy ñi nga xamante ne dañuy génn àdduna bitim réew ñu gis ni à chaque fois am na ay association yoo xamante ne dañuy taxaw xeexal leen parce que amaana ni ñuy génnee àdduna du jaar yoon mais tey bu ñu demee ba nekk au bout dañuy jékki saay rek affaire bi yépp taxaw parce que dañuy jàpp ne woo nañ ñi nga xamante ne seen mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci réew mi ñu séq ak ñoom li nga xamante ne moo di mbirum koppar ba lépp lu leen taxoon a jóg dañ koy dagg tey jii ndax loolu mus na leen arrivé ak bu leen arrivé nan ngeen koy def nan ngeen siy jàngat. waaw suñu benn antenne mosoon na ñëw am jafe-jafe boobu noonu bu nga xamante ni dafa woon benn corps bu ñu waroon rapatrier mais malheureusement il y a eu beaucoup de tractations yuy defoon te mujjuloon antu mujjee nu ñu mujjoon def moom mooy rabattre encore une fois ci association yi nga xamante ñoo nekk foofu ci kuréel yi ñoom boo ñu mujjee ñëw mooy dañoo mujjee ñëw cotisante seen biir boo ñu cotiser ñëw rapatrier corps boobu noonu. mooy lu ma doon wax rek c'est-à-dire dafa war a doon lu nga xamante ni dañ ko war a dépasser encore une fois war a doon lu ñu war a dépasser ces entités yu fa nekk war nañ leen jox suffisamment de moyens ñu mën a ñëw rapatrier tous les corps yi nga xamante ni bëgg nañ pour ñu rapatrier ko bañ ko bàyyi foofu boo leen fàttaliku weesul trop ay yenn ñett wala ñeenti weer amoon na benn corps boo xamante ni ñooy doon wax sénégalais la ou pas doon wax ni que bu nekkee kiiwuñu ko dañ ko nar a incinérer donc yooyu noonu yëpp dafa ñaaw encore une fois donc lu ñu war a def moom mooy kon nu ma waxoon sànq rek
ñoom ñu jouer pleinement leur rôle lu weesu sax corps yi ñu war rapatrier mais da ngay am problème yàggul trop les migrants yu nga xamante ñooñu nekk Maroc yu bloqué foofu noonu yuuxu nañu wàllu fu nekk mais nan la ñu mujjee ba léegi ñooñu fa am na si quelques yu nga xamante ne ñëw nañ mais ñu si bëri ñooñu fa des ba léegi nii alors que ñëw envoyé benn lu nga xamante ne moom mooy ay mission des personnes yu nga xamante ne ñoom ñoo ñëw dem foofu noonu saytu ñooñu recenser leen ñëw andi leen lu yomb la doon pourquoi pas sax l'avion bu nga xamante ne moom la ñu am fii nii ñu ñëw envoyé ko ñu dem jëli leen comme yeneen dëkk yi nu ñu koy defee est-ce que di nga dégg tey benn américain wala benn français wala benn n'importe quel yenn nationalité yu nga xamante ne respecté nañ leen sur le plan diplomatique ñu am seen problème foofu noonu seen si benn dëkk ñuy bàyyi compatriote bi noonu wala ñuy bàyyi ay association di cotisante loolu moo nekkul lu nga xamante ne lu dëgg nekkul lu dëgg ak loo xamante ne loo xam dafa ànd ak yoon. malgré nguur gi am na ci responsabilité nous sommes d'accord sur ce point mais tamit est-ce que jotul tey jii famille yi nga xamante ne ñoo nekk fii nii xaalis bañ leen dugal ci yenn yi parce que man écho bi ma am mooy da ngay nekk bitim réew di dimbali nit ki parce que tey jii doomam am na accident de travail foofu noonu wala tey jii am na problème ñu nekk foofu di yéeg a ko wàcc di yéeg a ko wàcc ba mu war a nekk ci yoon mais bu ñu wootee fii Sénégal rek waxu xaalis rek ñoom la ñu jotoon a liggéey foofu yépp day taxaw parce que xaalis taxaw na proposé nañ ñi nekk fii ni xaalis ñu ne nañu bàyyi affaire bi est-ce que jotul tey jii ñun ñu nekk fii ñu changé ji ko génnee xaalis ci li ñuy def. waaw xam nga y a des fonds bu nekkee dégg naa bu baax lu nga wax am na yu nga xamante ne c'est pour accompagner ces Sénégalais là de l'extérieur yu nga xamante ni yow tey yaa ñu nekk fene bëgg nga fi ñëw bëgg a ñëw créer dara et tout yooyu ay solution la bokkaale yu nga xamante ni mais ñooñu ñu si bëri dañuy wax ni que pour accéder à ces fonds sax dafa jafe parce que yenn yi soi-disant c'est un peu politisé maintenant par rapport ak jukko yu nga xamante ne moom moo am si ñun entre ñun sénégalais yu nekk fii nii par rapport ak suñu ay mbokk yu nekk extérieur tamit foofu d'accord naa seeg yow tey ku nga xamante ne moom mooy rey boppam dëkk si benn fu muy dëkk sax yow yaa ngi nekk si luxe fii nii ñu nekk Sénégal alors que fekkee moo ñu ñëw privé wu si lépp luxe boobu noonu daf koy tegee fële moo ñu dëkk si benn bon pas pour ñàkk kii sax mais benn espace bu réduit bokk fa ak ay xaritam lekk sax pour mu def ko peut-être benn lekk lay lekk wala deux lekk lay lekk mais kooku bu amee jafe-jafe peut-être que xaalis bi muy yónnee am na lu nga xamante ne war nga ko amaana dencal ba bu amee jafe-jafe nga mun ko yónnee foofu tamit responsabilité bu nga xamante ne ñëw na si ñun comme lu may wax rek responsabilité c'est partagé mais bu si gën a am doole moom mooy ces autorités là mais bu weesoo autorité ñun suñu bopp am nañ si responsabilité bu am solo nekkul ni kee moo ñu nekk bitim réew ak surtout conditions yi nga xamante ne moom la ñu nekk moom mooy tey avec Covid-19 beeg yooyu noonu difficulté yu am solo la waa bitim réew di dundee maintenant foofu noonu il faut que famille yu nekk fii ñu compréhensif par rapport ak phénomène boobu noonu pour jéem a ñëw assister wala accompagner les Sénégalais yi nga xamante ne moom mooy seen doomu réew yu nekk bitim réew. merci beaucoup monsieur Mbengue waxtaan bi am na solo lool et j'espère que dina tàbbi ci nopp ñi nga xamante ne nii ñooy suñu autorités yi surtout ministère tutelle bi ak ñëpp ñoo xamante ne nii ñoom ñooy suñuy ndaw buur nekk fële ca bitim réew ndax ay situation la yoo xamante ni vraiment réew mu toll ni Sénégal war na ko dépasser Mañoon dama lay bàyyi rek nga daal di terminer ak gan gi ñu def retour sur le plateau pour continuer troisième et dernière partie bi. alors sama dernière question tey seneweb.com dafa xëy samp ab laaj ci wàllu immigration clandestine mu di bu fekkoon ne réew Sénégal dafa jël ay chauffeurs routiers yóbbu leen ca Angleterre ndax foofu jamono ji ni tamit dañoo manqué ay chauffeurs lan moo ci nar nekk seen taxawaay yéen. mooy comme suñu taxawaay bu ñu waxoon boobu ñu waxoon ni waa Espagne ba ñu fi ñëwee pour signer benn accord pour ñëw yóbbu ay saisonniers yu war a bay foofu noonu. si lañ waxee ne que am na ay doom réew Sénégal yu nekk à l'extérieur. yu nga xamante dañoo jël ay gaal nekk si camp yi ñu téye leen foofu noonu mieux vaut ñu jël ñooñu noonu nekk foofu noonu utal leen liggéey nga xamante ne bu ñu ñibbisiwaat sax nañ ànd ak dara. moo gën ñooñu ñëw ñu jël fii nii ay soi-disant des personnes yi nga xamante ne bu ñu leen tànn boobu noonu du jaar yoon xamuñu ban critère la ñuy teg ndax c'est politique ou pas yóbbu ñooñu. parce que ñee bu ñu ñëwee ils vont tenter encore de migrer. D'accord. De manière clandestine comme ni ñuy faral di wax rek foofu laay terminer. moom mooy garab boo koy xeex demal ci racine yi. bul ñëw rek ci feuille yi naan da nga koy couper xoolal attaqué wul sur la moo tax jeunes yu bëri amatuñu espoir fii nii
la moo tax ñu bëri bu ñu jugee ci école yi jàpp ni que dañoo nekk ci benn usine bu nga xamante ni ça produit des personnes yi nga xamante ni dañuy ñëw après du ñu def dara. mooy des chômeurs. lan ngay ñëw andi benn solution bu nga xamante ni ñooy noonu bu ñu paree da nga leen ñu ñëw am xëy bu nga xamante ni bu décent lay doon xëy bu nga xamante ni dina tax tey jarul du ñu ñee keneen ba bu ñuy voyager peut-être ils le feront de manière régulière beneen bi mooy lan ambassade yu nga xamante ni yow boo déposé man ma déposé keneen déposé quota bu ñu siy jël dafa tuuti te yow da ngay joxe sa xaalis boobu noonu au lieu ñu dajale ko joxaat la ko ne la jéemal entreprendre si di Union européenne muy yeneen ambassades yi accompagner si loolu duñ ko def te loolu la ñu war a def la moo tax tey des contrebandes ñëw ëlbatiku si ginnaaw ñëw wax ak yow ne la kon ko déposé nga 2 fois amoo boo ñëwee jox ma tant de millions ma jaay la visa te foofu c'est pas donné à n'importe qui nekkul benn doomu baadoo la ngay ñëw di ko laaj 6 millions pour mu ñëw jox la pour nga utal ko visa wala benn passeport bu nga xamante mooy diplomatique yeneen yi mooy lan mooy jéem a ñëw xoolaat ces structures yi nga xamante ni état bi moo ñu koy ñëw fi subventionné à travers des conventions état employeur nga xamante ni ñooy ñëw ne la dindi nañ la yenn taxes yi jeunes yu ngay jël bu ñu bëree ba bëri dinañ la subventionné wala dinañ la fay à hauteur de 100% alors que amuñu fa droit de regard da ngay ñëw fees fa trop bëri nañ fi ay entités yu bëri société ay centre d'appel et cetera nga xamante ne da nga fay dem boo fa demee 6 mois ngay def ñu ñëw renouveler la ñenn ñu nga xam dem nañ ba am chance entre guillemets bu ñu defee 4 ans ñu bàyyi la alors que lu ñu leen di fay salaire bu misérable la de 75 000 francs te jëriñu la dara yeneen ak yeneen yu nga xamante ne mooy fi maanaam tey taxawaay bu nga xamante ne war nañ ko taxaw dañ ko war a taxaw pleinement muy conseil bu ñuy wax conseil national de la jeunesse conseil national de xawma lan ak lan de l'insertion de la jeune c'est-à-dire actuellement encore une fois il faut ñu def mu nekk temps d'action bu nga xamante ne dañuy ñëw trouver des solutions concrètes jëfee andi si ay solutions yu concrètes par rapport ak problème yu nga xamante ne mooy problème ndaw sinon bu naree continuer ni beneen vague migratoire dina am te boobu tamit bu amaatee ndaw yu bëri ñooñu préparé waat di demaat waxuma rek par gaal bi mais par voie terrestre la ñu jëlaat ko donc loolu noonu daal moom mooy lu ñu war a wax di continuer at suñu mission de veille et d'alerte comme ça ëllëg bu ñu waxee nañ na alerte nañ les autorités à temps ba nga xamante ni ndaw yi ñooñu fii amuñu espoir voilà jërëjëf monsieur Adama Mbengue nekk le président de l'action pour les droits humains et l'amitié di ADHA ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga réponse suñu invitation di jaajëfal aussi ñi nga xam te nii ñu ngi doon bàyyi xel moo xam ne loolu ñu la jox dig daje incha allah beneen gan merci beaucoup Mañoon waaw di leen remercier di remercier seen équipe bi parce que récemment ñoom soxna si Niass waaw ñëwoon nañ fa si benn question bu nga xamante ni daal bu ñu soxal la woon ba léegi ni c'est pas résolu muy commune de Bentali nga xamante ni les autorités dañu seetaan commune bi trop voilà ñu ñëw fa liggéey bu nga xamante ni jour boobu sax dama yéemu parce que conditions yi ñu ñëwee ay nervis attaqué leen et tout mais teewul ñoom ñu def seen liggéey comme il faut donc ndaw yooyu noonu il faut ngeen encourager leen c'est-à-dire état bi genre entreprise yooyu bu ko gisee kon fii gis fi mu bëri ay ndaw il faut ñu ñëw encourager leen appuyer leen jox leen ay des marchés jox leen lii di publicité et cetera même privé yi tamit accompagner leen nga xamante ni lu ñuy ñaan moom mooy kër bi gën a yaatu ndaw yi gën a bëri fii nii mu am ay salaires yu nga xamante ni macha allah nga xamante ni daal dinañ doon lu nga xamante ni genre référence lay doon encore une fois di leen remercier di la remercier encore une fois di rafetlu taxawaay bu ngay taxaw surtout sa équipe bi yëpp. merci beaucoup. merci beaucoup monsieur Mbengue ci kàddu yu rafet yu am solo yooyu di la jaajëfal yow tamit ci baax gi parce que ku baax rek mooy gis lu baax merci beaucoup di la jaajëfal bu baax a baax nervi coggoon ñoom Aïda Mbène nag wax dëgg yàlla li tax kidnappé wuñu Aïda Mbène damaa métti ba léegi boo demee ba nekk nervi dëggantaan tamat li nga doon ku mel ni Aïda Mbène boo ko congee war nga ko mën a kidnappé lu mu dee ñaari weer bu ko defee ñëpp daal di amee doy bi wax lu baax wala lu nite naa damay wax lu baax waaw am day wax lu baax de bêtise rek naa damay wax lu baax la li ma wax nii lu baax la de war na yàlla baaxul xam nga ne nervi bu muus dëgg boo yemee ci Aïda Mbène da nga kaa war a kidnappé ko yombul de bëri na histoire dangle na diis na waaye jële man nag yenn saa yi nag bu reetaane nag ci ñuy mel ni bétaraam sama xol bi day sedd moo kaa fa waaye doomu ndeyu Babacar
Babacar. Team ultimatum. un mot sur Aïda Mbène. Team ultimatum bàyyi jàmbur. mën nga si participer ah. jox nañ leen rendez-vous ngoon pour waxtaan ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yelleefu doomu aadama yi ak ñi wàllu droit yi. am sa doomu ndey Gabriel. Gabi doo ko defati. Elle va bien. waaw nga day mun laaj ak tontu rek. Elle va bientôt se marier aussi. Elle s'apprête wala elle sait. Elle s'apprête à se marier. bokkul de elle s'apprête ak elle sait bokkul. leeralal Elle va bientôt. Elle va bientôt. Elle s'apprête à se bientôt la marier waaw. bientôt elle va bientôt se marier je pense que du dem foofu di laaj ay àq ak yelleefu jigéen. kaay ma wax la nag li nga waxoon fii boo waxee fii ak boo nee fee la ngay wax bokkul. Bokkul de. léegi wax gi changé léegi données bi changé. bu duggee ci néegu sëy bi léegi données changé. man daal soo ko defalatee. voilà enfin sax man ma xam benn féministe bu marié enfin. non apparemment tam amoon na kenn. am na bi laay keneen fàtte kooku waa